45 minutes chrono di émission buy dalal ay politiciens ay kilifa diine ay leader di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Gueye dangeen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV. di jiital ci nuyoo bi le xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci moom la ñuy jaar rek jël nuyoo kilifa diine yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci gox bi muy commune bi ak région bi teg ko ci loxoom wàcc ci njabootam tamit nuyu leen macha allah di jaajëfal téléspectateur u Thiénaba TV surtout ñi nga xamee ni ñu ngi ànd ak ñun saa su nekk ci 45 minutes chrono. muy am dimanche bu jot 21h bu jotee fii ci Thiénaba TV ngeen mën koo seetaan au niveau local mën koo seetaan tamit ci fi nga xamee ni moom mooy YouTube bi waaye di jaajëfal la direction de Thiénaba TV 45 minutes chrono moom lañ jël siwaat ak yéen tey comme ni ñu leen joxe woon rendez-vous tey ñu dalal keneen koo xam ni tamit moom ci gox bi la dëkk fi la cosaanoo waaye fi la léppam nekk lépp nag bu ñu ko waxee mooy ay activité am fi la nekk fi la njabootam nekk waaye xelam tamit fi la nekk di xalaat pour ni mën a avancer li nga xamee ni moom mooy gox bi xam naa bu ñu duggee ci biir présentation bi di ngeen ko gën a xam kooku mooy kan kooku mooy monsieur Babacar Ndiaye dëkk Thiénaba Gare macha allah nekk koo xam ni ku am taxawaay la Babacar ñu ngi lay nuyu baax di am mbégte dalal la di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi ñu jàkkaarloo. jërëjëf Moussa maa ngi lay fay di nuyu nga xam ne ñu ngi seetaan Thiénaba TV. di remercier aussi direction Thiénaba TV ci liggéey bu mucc ay bi nga xam ne ñu ngi koy def ci gox bi. di leen ci encourager. vraiment di kontaan ci seen émission bi. parce que émission la boo xam ne ni vraiment. Thiénaba gépp ak li ko wër. ñu ngi ci jàngee lu bari. ci biir gox bi. kon vraiment ñu ngi leen ci encourager bu baax. macha allah ñu ngi leen ci encourager xam naa ni nuyoo la bu am solo waaye contribution la ci apprécier ni Thiénaba TV di doxee waaye may wax rek ni Thiénaba TV moom télévision askan wi la ay doomu Thiénaba ñoo ko fi teg lépp rek pour participer ñoom tamit ci seen wàll wi ñu nekk. Babacar yow la ñu jàkkaarloo tey war a seq ak yow 45 minutes chrono kan mooy Babacar Ndiaye ci présentation Babacar fan la juddoo Babacar fan la dëkk Babacar ay activité fan la koy mëne kan mooy Babacar Ndiaye. waaw Ndiame kan mooy Babacar Ndiaye loolu je pense que tontu bi na yomb. Babacar Ndiaye doomu Thiénaba la maa ngi juddoo Thiénaba. fii laa juddoo Thiénaba Gare laa juddoo. fii laa màggee. fii laa jàngee. yàlla mu ngi dogal aussi man mosuma génn Thiénaba. xanaa peut-être dem jàngi Thiès. passé wu ma Thiès. ba ma fa jógee ba tey maa ngi waat Thiénaba. kon daal Babacar Ndiaye la dëkk Thiénaba Gare bi di doomu Ndiaga Ndiaye. ak Kumba Dieng Ndeye Kumba Dieng. je pense que loolu rek doy na présentation voilà macha allah nekk lu am solo mais présentation bi déggaguñ ci baatu politique mais fii laa juddoo fii laa yaroo xam naa peut-être loolu moo lay pousser wala moo la permettre nga ni tey damay dugg ci liy doxal gox bi ndax politique noonu lañ ko mën a tekkee mooy def tous les moyens possibles ba développer gox bi wala participer ci liy développer gox bi lan moo la pousse ba nga toog ni war na maa mën a dugal sama loxo ci waaw c'est que man li ma pousse effectivement li ma pousse ba ma mën ne xalaat ne war naa dugal sama loxo ci politique mooy comme ni ma la ko waxee juddoo Thiénaba màggee Thiénaba defee lépp Thiénaba di def sama kéemtalaay kattan ci li ma mën ci Thiénaba mais may observer di xool ba xam ne c'est avec ci politique la ñu mën a la moo gën a gaaw pour dimbali sa gox ma ne nag donc comme que nag maa ngi ci gox bi dew maa ngi fi toujours maa ngi œuvrer pour luy doxal dëkk bi xaaral kon ma dugg xuus ci politique bi pour gën a mën a jekk aussi liggéeyal dëkk bi loolu mooy li ma animé pour loolu moo la animé mais tey amul beneen activité bu dul politique booy mëne maanaam lan ngay liggéey lan mooy sa fonction waaw non boo amul am na si xam nga man déggoo man la génnuma Thiénaba maa ngi enseigné fii Thiénaba man maay directeur actuellement maay directeur case des tout petits de Thiénaba de Thiénaba Gare bi
pense que depuis 2004 maa ngi foofu. kon foofu moom activité boobu laay mëne. ak lan. waaw leneen lu ma ci boole. peut-être parallèlement. lu ñu ma coopté la comme maa ngi ci comité ad hoc bu forage bi. maa ngi membre association sportive ASC Jamono. maa ngi ci CGE bu école Sëñ Ibrahima Seck. man maa ko jiite y a de cela bientôt 3 ans. kon man presque maa ngi ci maa ngi ci secteur yu bari. maa ngi ci secteur yu bari loolu moom mooy poussé Babacar ma ni kon yow da nga gëmul ni nit ki da ngay xaar ba am poste de responsabilité doog a dugg ci liy doxal gox bi kon gëmoo loolu. wala non franchement gëmuma loolu. man dama gëm ne. da ngay œuvrer ci lu tuuti même wala yoroo dara. ngay def sa kéemtalaay kattan loo mën ci jàppale sa gox nga def ko. nga def ko ci bénévolat maanaam te doo ci séntu dara. parce que loolu nag la ñuy dox boobu ba léegi. vraiment xaaruñu pour am ndomba tànk pour ne dañuy jàppale dëkk bi. parce que ku ci nekk ci sa tolluwaay toll war nga cee mën a jàppale sa gox. voilà. Babacar tey Babacar Ndiaye xanaa jëkkewul rek daal ni lay ni cëpp ni damay def politique wala lay ni cëpp rek ni damay laaj maire bi Babacar Ndiaye dafa bokk ci parti politique bu bokkee ci parti ban parti la ak aussi ñan la àndal ci loolu nga xam ni mu ngi koy laaj. voilà. foofu Moussa depuis élection 2014 yi je pense que dama xaw a retiré wu ci parti juste après local yi dama retiré wu ci parti yi nekkatuma ci benn parti. ban parti nga nekkoon. PDS nga nekk waaw maa ngi woon PDS. di saluer de passage sénateur Tall Seck. parce que moo ma gënoon a coopté pour dugal ma ci politique. parce que bien que sama papa politicien bu mag la woon El Ndiaga Ndiaye. mais du ma woon politique dama toogoon di observer. mais Tall bi mu ñëwee. lu ma gën a impliqué ci politique moom la. kon maa ngi woon PDS. mais avec quelques ay détails yu am foofu après je me suis retiré ma toog ma ne man mënu ma dox ci yooyu. finalement. ci laa toog avec quelques gens ma ne comme que dañ nekk Thiénaba kon xaaral ma jéem a ànd ak am ñu ma àndal créer benn mouvement pour taxawu yittey Thiénaba yi mooy mouvement boobu ma créé tuddee ko mouvement Wallu Askan Wi bi ma observé ba xam ne fu ne nii moom jóg jot na ci laa woote samay àndandoo ñoo xam ne mën naa leen copter parce que looy démarrer noonu la ma leen jot na nag ñu taxawal benn mouvement pour tuddee ko Wallu Askan Wi fas yéene nekk ci yitte askan wi. waaw ci baat bi ñu tànn mooy mouvement Wallu Askan Wi yaakaar naa ni ki ñuy wallu dafa sonn kon da ngeen a bëgg a wax ni peut-être nit ñi mooy population bi toll nañ foo xam ni war nañ leen a wallu wala lan la. effectivement loolu la. ñun bi ñuy constitué ci groupe boobu. dañu jàpp ne population bi soxla nañ ñu jóg encadré leen. ci secteur yëpp ak lu mu moo doon rek. sentir nañ ci ne. Wallu Askan bi jot na mooy jóg taxaw am ñu taxaw temm nag pour lépp loo xam ne arrangé wul askan wi ñu taxaw ci loolu kon tur bi aussi noonu il a fallu ñu tànn tur boo xam ne dina répondre par rapport ak ñun li nga xam ne moo ñu tax a jóg Wallu Askan wi rek moo ñu tax a jóg maanaam mooy défendre intérêt askan bi. Babacar maanaam loolu dafa gàtt. waaw dafa gàtt Wallu Askan Wi moo ñu tax a jóg ndax askan wi gis nañu sonn nañ ci secteur yi xam nga loolu c'est un peu résumé la quoi dama bëgg ñu toj ko yan secteur moo fi nekk secteur yoo xam ni da ngaa jàpp ni dara doxul ba ñu war a Wallu Askan Wi ak aussi naka lu tax doxul waaw loolu laa bëgg ñu waxtaan si bu baax a baax. très bien secteur yi su ma koy wax. boo dégg dama la secteur yëpp. waaw kon boo gisee secteur yi laal gox bi yëpp. muy santé. di éducation. di environnement ak leneen lu mu mën a doon sport ak lépp. dañu gis ne. muy développement dañu gis ne askan wi lottu na ci. maanaam yooyu yëpp mën na gën a dox. moo tax ñun léegi ñun ndaw ñi dañu jóg organiser wu. jéem a changer doxalin parce que teg nañ suñu bët ci yeneen gox yi. ni ñuy gérer secteur yooyu. ni muy doxee. ni muy évoluer kon ñu ne pourquoi pas doomu Thiénaba yi organiser wu jéem a doxal loolu. secteur yooyu ma la limal yëpp. bu ci nekk des na ay jéego yoo xam ne war nañ ko doxal effectivement. beneen bi mooy Wallu Askan Wi ngeen wax mais yaakaar naa ni Wallu Askan mouvement la boo xam ne amul récépissé wala am na récépissé. non amul récépissé. waaw amul récépissé. amul récépissé. kon ci yan pexe ngeen demee élection. waaw très bien pexe yu ñu demee élection. xam nga njàmme politique dafa xaw a doy war. pour nga dem élection. taxawal nañu mouvement Wallu Askan Wi au niveau local. élection yi il a fallu ñuy suivre. da ngay tey di suivre ba xam nan la ñu wax ci ngeen demee élection. bi ñu xamee ni ñuy demee lii war pour ñu dem élection. la ñu rapproché
ut fu ñu làqu parce que fii kenn amul doole yàlla rek am doole dëgg la kon ku ci nekk da ngay xool ki la tane mu épaulé la nga mën a dem élection ci loolu la ñu xool ba jege yeneen mouvement yoo xam ne comme ñun amuñu récépissé ñii am nañu récépissé mais au moins ñu ne nañu organiser wu xool parce que li ñu wax mouvement bu amee récépissé mën na dem su amul mën nga dem ci làqu ci yenn parti nga dem élection noonu leen def ba dem élection waaw mais ci ban mouvement ngeen làqu non ban mouvement non làquñu ci benn mouvement mouvement Wallu Askan Wi ñun la ñu nekk waaw mais léegi ban coalition ngeen maanaam déterminer ma coalition bi ngeen àndal ak coalition boobu ñan ak ñan la au niveau local ñan ak ñan la non au niveau local moom laa la wax au niveau local ñun la ñun mouvement Wallu Askan Wi rek moo jël récépissé boobu dem ci waaw mais àndul ak kenn ci au niveau local fii waaw non àndul ak kenn bien que ci coalition ci sunu mouvement bi nit ñu ànd bokkuñu parti de man maa ngi woon PDS man la jóge naa PDS waaw jëli naa ñoo xam ne ni ñu ngi am na ñoo xam ne ñu ngi APR ñu ngi ci groupe bi am na ñoo xam ne ñu ngi AJ ñu ngi ci groupe bi ak ñeneen maanaam kon foofu coalition am na ci mouvement bi mais pour li ñu may doole ñu dem élection ñu mën a bokk ci élection yi foofu moom du coalition au niveau local du coalition bu dee ci kaw nag coalition la voilà waaw au niveau local kon mën nañu wax ni say xarit la say am di jàmm yoo xam ne ñu ngi ci commune bi nga jàpp ne peut-être war ngeen a mën a dajaloo bokk benn gis-gis tëgg dara àndandoo te yaakaar naa loolu la. non du loolu. pas ay xarit. waaw lan la. ñu ma bokkal gis-gis la. déggoo man la ñoo xam ne bokkuñu parti. kooku am na ci ñoo xam ne man ak ñoom amuñu woon relation di ànd. waaw mais bi ñu wootee mouvement bi ba taxawal ko dañ ne nañ ko yaatal di ko massifier. massification nag yow yaay dem li nga yor yaa koy jaay. dëgg la yaay dem ci dëkk bu nekk na man kat dama créé lii moo ma tax a jóg lii nit ñi adhéré bari nañ ñu ci adhéré ñoo xam ne nii passage yi may def ci village yi moo leen tax adhéré mais du affaire xarit parce que nag bon yow bu dee xam nga samay xarit sax dëgg gisoo samay xarit waaw Babacar tey ñu bëri ñu ngi wax ci mbedd yi ak ci grand place yi di discuter ci wàllu politique au niveau local ñu naan opposition bi bu ñu àndoon def benn say yow tey nga ni àndoo kenn kuy mouvement wala kuy parti te am yeneen mouvement ak yeneen parti yoo xam ne ñu ngi ci biir localité bi est-ce que dispersion bi mooy tasaaroo bi loolu noo ko jàngatee. waaw tasaaroo bi gënul. tasaaroo bi. il faut ñun ñëpp ñu nangu ne gënul. gënul ci li ñu jëm. ci li ñu dërmal mooy ci élection yi. comme que ñun ñëpp dañu jàpp ne. li fi nekk dañu bëgg mu changer. je pense que ñun ñëpp war nañu mën a def benn bloc dem ci combat boobu. mais aussi ci logique. mooy il faut ñu wax mbir yi nu mu demee. ki war a jiitu ki war a topp. voilà. mais yow nangu woon nga wala bokkoon nga ci ay négociations yoo xam ne xañ na c'était pour ça bokkoon nga ci wala mosoo ci bokk. ci laa mos a bokk. bi ñu taxawalee mouvement bi ba léegi. amul benn négociation bu ñu wootee au niveau local muy ci benn luy boole jéem a lëkkale doole te participer wuñ ci. yëg rek buñ ñu ci invité rek participer nañ ci waaw lan nga yaakaar ni moo tax ànduleen non li tax man li ma jàpp man ñun mouvement Wallu Askan Wi li ñu jàpp ne moo tax ànduñu ci yenn groupe yi du leer lu dul peut-être gis-gis yi bokkul parce que ñuy ànd dañuy waxtaanee ànd bi su fekkee dañu waxtaanee ànd bi parce que ñun ñëpp ay doomi Thiénaba la il faut ñu joxante cër bu fekkee dañu bëgg ànd te suñuy xalaat bokkul ànd bi du mën a nekk gis nga ànd bu sincèreul rek maanaam bu ci naxante amee rek waaw vaut mieux ku nekk dem taxaw na le parce que loolu aussi day yàq ànd xam nga ànd bu dëggul ci tas rek lay mujj moo tax ñun benn moment bi ñu xamee ne li ñuy wax yëpp vraiment amul sincérité dañoo retiré wu maanaam dëggu ci seen biir nga wax maanaam dëggu ci seen biir yéen politiciens yi wala dëggu ci politiciens yi jëm ci askan wi ban dëggu nga ciy wax dëggu ci entre les politiciens li ñu bëgg àndee parce que tey buñ ne Babacar dafa bëgg a ànd ak Massamba war nañu xool Babacar ak Massamba moomu kan lañ ci yaakaar parce que yaakaar dong la mën nga yaakaar ne Babacar la sax fekk du Babacar Massamba la dëgg la comme mën nga yaakaar ne Massamba la fekk du Massamba Babacar la dañu war a xool logiquement bu ne Massamba mii yaakaar ne moom am na profil bi nga xam ne bu ñu ànd ak moom ñun ñëpp dañuy ànd am victoire ñu ànd ak Massamba bu dee Babacar ñu ànd ak Babacar mais su fekkee dafa bari ay calcul ay kii yoo xam ne vraiment ay paramètres yoo xam ne nii bëgguma ci xuus de trop parce que politique la aussi loolu la politique
ñaar yi lii rek la nekk sur le terrain. nekk ci yittey nit ñi. ba nit ñi am ci yow yaakaar nga dem laaj. mais kon nag bu ñu àggee ci ay négociations paramètres yëpp dafa war a ñëw et puis ñu xool aussi popularité nit nga xool par rapport nga xool nit ki xam ne kii loolu yàlla am na lu mu ko may loolu yàlla moo koy jagleel doomu aadama kii am na popularité moo ko ëpp kële nga dem topp ci kooku. loolu la rek. waaw mais man ni ma mën a atte donte du ma attekat mais ni ma mën a jàngate sax naa retiré baatu atte bi. waaw parce que mënoo atte de. waaw waaw ni ma mën a jàngate. mooy dafa mel ni ku nekk da nga gëm sa bopp. waaw mooy coalition yi fi nekk maanaam njiiti coalition yi ku nekk gëm nga sa bopp d'une façon boo xam ni wóor maanaam yow daal yaa gën a gëm sa bopp ki nga xam ni moom nga jàkkaarloo est-ce que loolu aussi. loolu amu ci mais loolu dama koy saluer de. ku ne na nga war a gëm sa bopp. mais gëm sa bopp warul tey nga gëm sa morom. mën nga gëm sa bopp nit du wàcce boppam. mais mën nga gëm sa bopp ba pare nga gëm ne man mën naa gëm sa bopp ba pare tey ma jàkkaarloog Ndiamé. ma xam ne très sincèrement Ndiamé nii. moom moo ëpp ay compétence nit day logique. nit day sincère. kon yooyu moom ay mooy li ma la ba du parce que ñëpp laa respecté seen position nag ñëpp. ku ci nekk am nga droit def choix bu la neex. mais pour te dire daal ñun ñëpp. coalition yi fi nekk yëpp parti yi fi nekk yëpp mouvement yi fi nekk yëpp jéem nañ ko jéem guddeeg bëccëg nelawuñu lu ne jéem nañ ko sottiwul am na nag ñenn ñu ànd ñeneen ànd am ñoo xam ne ànd ñoo kenn man moom franchement ci ñu àndul ak kenn ci négociation yi ci laa bokk waaw mais nag ma répété la ko ci sama mouvement jàppal ne kii yëpp ñu ngi ci parti yu bari ñu ngi ci biir ñu ma bokkul parti rek ñoom ñu bari ñoom d'ailleurs sax ñoo ma wër waa APR la duñ fa jeex waa AJ ña nga fa waaye ñu ngi jaajëfal Khalifa Lo ak soxnaam muy Nogay Kan ñu ngi dëkk Kër Magay macha allah ñoom ñuy topp émission bi la muy 45 minutes chrono waaye mënuñoo dugg ci kër te tudduñu tamit soxna Fat Diop suñu doomu nijaay macha allah moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax ak soxna Fama Silla ñoom ñëpp ñu ngi dëkk Looyeen foofu ci Kër Magay di leen defal clin d'œil di leen jaajëfal di wax ni kontaan nañ seen i remerciement ak seen i observation Babacar voilà léegi am na ñu ni politiciens yi li tax mënuñoo ànd mooy xam nga wax naa la ni la ku nekk da nga gëm sa bopp gën a gëm sa bopp ak ki nga jàkkaarloo muy benn mais boo ñëwaatee ci beneen côté ñu ni intérêt yi ñoo bokkul xam nga fi mu ne gëmloon nañu askan wi ni mouvement bu nekk dafa bëgg a nekk maire mais nee nañ am na ci mouvement yoo xam ni soxlawuñu sax maire gi mais benn ñëw nañ pour jaxase carte gi am na ñu koy wax ñenn ñi ni ñëw nañu aussi pour am ay intérêt pour ñu reconnaître leen ci seen instance yu nekk ca kaw moo tax ñu dem élection pour natt seen bopp est-ce que dégg-dégg yooyu yaa ngi koy dégg Babacar. bon moom dégg franchement maa ngi koy doog a dégg. yaa ngi koy doog a dégg. waaw te bëggoon naa xam nag mouvement yooyu ñoom ñu wax yan mouvement la mais loolu maa ngi koy doog a dégg. très bien yéen bokk leen ci. non jamais. ah yéen déggoo ci sama biir wax. waaw dama la ñun dañu nekk au niveau local. waaw Thiénaba gii lañ nekk ci instance yi di xool. ba jàpp ne dafa am ay manquement ñu organiser wu taxawal suñu mouvement. kon ñun amaguñu lenn lu ñuy yóotu ci kaw. kon yow jàpp ngeen ni mën ngeen a jël maire. lu ci bu leer. ah fu ngeen koy teg. ah liggéey ku koy joxe yàlla rek ko koy joxe sa waay. carte yi. yàlla rek carte yeeg lépp yàlla la. waaw est-ce que seen mouvement boobu nit ñi xam nañ leen maanaam la population de Thiénaba. commune bi. commune Thiénaba. waaw amul benn dëkk booy taxaw wala amoo ne mouvement Wallu Askan Wi te duñ ne la Babacar Ndiaye ko jiite. ah xanaa da ngeen yàgg liggéey kon ci suuf te. yàgg na lool. lu tax farataalu leen communication kon. parce que am na ñu leen di xarabe loolu ah. waaw loolu lu am la da ngeen yàgg nëbbutu mu mel ni. waaw loolu lu am la xam nga dañu ne kii nit bu ñu teelee xam fi nga jëm doo àgg. politique loolu la stratégie la rek. du daw communication du daw parce que communication boo xamul looy wax peut-être ngay daw. mais stratégie aussi dafa am ay ñun nag du ñu ay cuune politique de. lépp lu ñuy def aussi dañ ciy dem ak teey teel a communiquer ci loo xam ne nii ñoragul. mais sa adversaire demee dañ lay kar moo tax ñun li ñu prôné woon mooy liggéey dans l'ombre di dem ci nit ñi di wax ak ñoom loolu la ñuy def depuis 3 ans 4 ans ñu ngi ci terrain bi nag. di dugg dëkk ak dëkk. ñeenti at ñi may dégg dama ne mouvement yi wala parti yooyu yi may dégg. waaw mën nañ ma dañ leen ma seede suñuy naataangoo la ñu mais war nañu seede. chaque jour ñu ngi may gis chaque week-end ñu ngi dugg ci àll bi. waaw kon je pense que lu ñu préparé la. kon mais waaw vas-y. mais teel a fës bi nii ci média bi. waaw di ko médiatiser aussi gars yi dañ lay freiner
politiciens yi dañoo surtout yow amagoo boobu doole kuy jóg kuy raam ke da nga dem ba am doole comme jamono bi ñu toll jàpp nañ ne freiné lan da nga ragal ah. déedéet politicien du ragal de. amuñu lu ñuy ragal bu ñu ragaloon du ñu song gars yi. yow fii ku ragal rek bokk koo gis bokk ci élection yi xamal ragalul. waaw mais léegi Babacar yéen nan ngeen àndal parce que tey buñ ne coalition bii di ànd liggéey sunu gox mouvement Wallu Askan Wi mën nañ ko waxee noonu Babacar Ndiaye moo ko jiite. Babacar Ndiaye nan la àndal ñan la àndal ñoo xam ne bu ñu leen tuddee kii seetaan dina xam ñooñu ci biir commune bi. ci biir commune bi. waaw ñu ma àndal. ñan nga àndal ci mouvement bi ci mouvement bi. waaw ci mouvement parce que mouvement pour te dire vrai bañ koy sos. man maa fa nekk. waaw Abdoulaye Diaw bu Kër Maysa. Abdoulaye Diaw bu Kër Maysa yéen lan. waaw Abdou Diouf. kii Lamine Thiaw bu Ndiané. Lamine Faye bu Kër Xole ak Lamine Tine bu Ndiané ba ma am Moussa Ngom bu Thiénaba Gare ak Ahmed Soare bu dëkk Thiawaare bañ koy sos ñu ñooñu ñoo fa nekk kon groupe bu restreint la woon. waaw yaatu na ba dama ne la commune foo dem ci commune bi déggoo man la village boo dem wala amoo am na ku fa toogal mouvement bi. léegi kon ci biir néeg ngeen daan liggéey di sàkkatu ndax da ngeen doon bañ ku xam fa ngeen jëm. léegi kañ ngeen di génn ci mbedd mi. non déggoo li ma la noonu yàgg nañoo génn ci mbedd mi maanaam dañ ko médiatiser wul. mais déggoo dama demal la ñi may jàmbaar lool. xam ne li may wax ñu ngi may dégg après dinañ ma dégg. amul benn weekend demal la benn weekend. boo xam ne nii du ma sol sama daal ànd ak samay ñooñ dem ci àll bi. et puis pour wax la ne dama ko yàgg liggéey Ndiamé bul fàtte ne élection yi passé législative yi. 2014. élection législative. waaw maa ngi doon ànd ak di campagne. ak le maire Talla Diagne. yéen a àndoon. ñoo àndoon di dem. xanaa ci nga. waaw vas-y mais ma ñëw ñoo àndoon. juste après élection yi. dama lay wax lu garaaw lu ma def. waaw. loo xam ne dama ko def assumer ko. nit booy ànd ak moom da nga koy jox cër. juste après élection yi. dama constituer une délégation dem ba këram. donc mu recevoir ñu macha allah ma xamal ko ne nag désormais nag fi ñu bëgg fi ñu li ñu boole woon ba ñu agsi ca àgg nañ ca mooy législative yi. jàll na nag jàpp dama ñëw rek yëgal la ne bis ni ki tey maa ngi ci gox bi maa ngi ci terrain bi. bis ni tey daal sa opposition la. non pas opposition sax jamono boobu mais bis ki ni tey maa ngi dugg ci àll bi di wax ak nit ñi. ci beneen domaine. parce que boobu nag jot na nag ma liggéeyal sama mouvement. depuis boobu laa la wax. dama ne amul benn weekend boo xam ne du ma nekk sur le terrain. Babacar kan moo nekk seen ginnaaw ban ponkal moo nekk seen. yàlla. non Babacar gaa yi leen am lu ñu non wax ma ko rek waxal ponkal ban moo nekk si ginnaaw wala man ma wax la li ma dégg si mbedd bi. non déggoo man la yàlla man déggoo la ponkal man loolu logique laa lay wax ponkal mi ne sama ginnaaw du kenn ku dul yàlla. est-ce que nekkoo sama ginnaaw Ndiamé yow am na ñu naan ma Ndiamé ngi sa ginnaaw. man mi non ak bari ñoo koy wax. man de ñi ma wax kon nekk naa seen ginnaaw bari na de. mais wax ma ban politicien Ndiamé moom ñëpp xam nañu du politicien. non ban politicien en tout cas pour ñu avancer. waaw. au niveau local ñëpp xam nañ ne man maa nekkal Mbaye Dione ci commune Thiénaba. Mbaye Dione maire Ngoundiane. Mbaye Dione bu AFP. ñëpp war nañoo nangu ne man maa ko nekkal fii Thiénaba. waaw commune Thiénaba. waaw maa ko fi nekkal. waaw léegi Mbaye Dione nekk AFP. xam nga au niveau local am ñoo xam ni AFP la ñu nekk fii maanaam bokk ak Mbaye Dione benn idéologie. lu tax Babacar Ndiaye mi ànd ak Mbaye Dione àndul ak waa AFP yi nekk au niveau local. waaw parce que idéologie boobu nga wax lañ bokkul. man dama ñëw taxaw dama ne. kon yow àndoog moom par idéologie. waaw fa laa jëm àndoog Mbaye Dione par idéologie. ci local yi jamais lu ma ànd ak Mbaye Dione Mbaye du mën a lijjanti ci Ngoundiane may toog may lijjanti sama Thiénaba gi. lu leer laa la wax dama ne lu ma ànd ak Mbaye Dione. Mbaye du ma ko bàyyi muy lijjanti Ngoundiane gële. ma ne ko ma toog di xool ne ko kaay lijjantil ma sama Thiénaba gi ci ay local lañ nekk. waaw ci ay local lañ nekk local nag ku ne mais yaa ngi fi gis actuellement nii ci coalition yi gis nga fi APR. ñu ne leen dem leen fee ñenn ñi dem fee ñenn ñi dem fee loolee politique ah. Mbaye amul fu mu mën a jaarloo ci ay local. parce que nag Mbaye lu mu nekk sama leader maa ko gën a xam réalité localité Thiénaba. waaw mais quand même du ñàkk. raison de plus looloo tax mu jaar ci man pour imposer wu fi. fan. pour imposer wu ci commune Thiénaba pour ma dugg Thiénaba. la moo tax mu jël ma kon kay maa ko gën a xam réalité Thiénaba. kon moom peut-être li tax mu jël la leeragul ca kanam lay leer. ca kanam la loolu waaw. moom Mbaye Dione. loolu ca kanam la.
ah d'accord li tax mu lëkkaloo ak yow. loolu non déedéet pas lëkkaloo Mbaye lëkkaloo ak man dafa ma copté pour ma nekkal ko Thiénaba. pour nga nekkal ko Thiénaba parce que Mbaye nag il faut nga nangul ko benn affaire maire la boo xam ne maire Ngoundiane la mais dafa tasaare liggéeyam fépp. ci arrondissement bi ba dem ba ci yeneen ba ay yeneen zone ay Noto Diobass ay Pout ay Jandeer ay Touba Toul foo dem yaa ngi fa fekk Mbaye. kon moom dañ jàpp ne li liggéey buy ñëw ca kanam la. du leader local mais leader national la. leader national la. moom Mbaye Dione. moom Mbaye Dione. kon peut-être yaa ngi Mbaye Dione am ngeen yeneen projet aussi au niveau national. incha allah yooyu moom lu leer la. tey Babacar Ndiaye bu ñu dellusiwaatee ci wàllu candidature bi Babacar Ndiaye moom mooy candidat coalition ànd liggéey suñu gox wax nañ ko sa relation ak Mbaye Dione. mais Mbaye Dione AFP la bokk mu ngi bokk Benno Bokk Yaakaar ndax AFP Benno Bokk Yaakaar la. est-ce que du am tamit ñagasal digganteem ak ki nga xam ni moom mooy maire Thiénaba te ñu bokk ñoo benn coalition bu ñu nekk au niveau national est-ce que loolu tamit amul ay répercussions yoo xam ne yow da nga ko sentir. non yaakaaruma ko parce que Ndiame dina la révéler lu doy waar ci politique. da nga ma révéler. waaw dina la révéler lu doy waar. kon ñu déglu. bi élection yi di jub si. waaw. jiitu na ci ñi njëkk a weñ sama loxo. waaw pour demal ànd ak maire Mbaye Dione. Mbaye Dione kon bi élection locale yi. waaw maanaam bu fekkoon damay déglu consigne. waaw maa ngi ci ginnaaw maire. su fekkoon dama déglu Mbaye Dione ci local yi tey maa ngi ànd ak maire. loolu dama bëgg mu leer parce que xam naa ne maire dina ko dégg Mbaye Dione dina ko dégg. waaw mais ba ma ko waxee damaa bañ. pour région yoo xam ne man je préfère ma ci garder ko. local la ñu nekk dama ne la Mbaye du mooy jógee Ngoundiane di wut ci au niveau local ci ku may topp ci ginnaaw. déedéet loolu moom lu leer la. wax na leen lii la bëgg ma ne ko nag très sincèrement ci ay local yi ñu jëm moom li ma bëgg mooy Thiénaba laa dëkk damay laaj Thiénaba comme ñëpp. ñett yi ñoo fi nekk ñetti politiciens yi wala ñetti candidats yi ñoom ñoo fi nekk Babacar ki nga xam ni dafa yéeg bu nekk ci régime bi mandaam jeex mu bëgg a laajaat toogaat kooku mooy kenn ki ak ki nga xam ni dafa yéeg ba wàcc bëgg a yéegaat. ak ki nga xam ni tamit dafa mës a yéeg waaye bëgg naa yéeg est-ce que ñooñu nga yaakaar ni kan moo ci kan moo ci war a gën a am discours bu gën a raisonnable jëme ko ci askan wi ki nga xam ne dañ ko mas a jox ñu nanguwaat ko ak ki nga xam ne nii jox nañ ko waaye am na ñu naan baaxul ñenn ñi naan baax na ak ki nga xam ni jotagul tey yow boo doon conseiller politiquement looy conseiller kan ngay conseiller population bi par rapport ak ñetti ñooñu parce que ñetti ñooñu fi nekk de. en tout cas su ma joxee conseil nga ne da nga ràcc jëme sa kanam. waaw mais nga wax li nga gëm rek. non li ma gëm laa lay wax. kii da nga ko jox commune bi. waaw. wala jamono commune da nga ko jox. waaw mu nekk fii. def na li mu mën peut-être. waaw. mu jóge fi. waaw. kii ñëw nekk fi. je pense que loolu ñun ñëpp ñu ngi koy dund. du man maa koy juger population bi ñoo koy juger. je pense que kon par rapport kooku boo koy comparer ak ki ñëwagul. man su ma doon def choix ci ki yoragul maire bi laay def choix bi. ki yoragul ndax région yu bari. waaw. ki yoragul yaakaar rek la jam ci moom. waaw. yaakaar. waaw dañu yaakaar ne bu ñëwee. lii muy wax dina ko def. mais ki yor moom. li muy def ñu ngi koy dund. dañ koy dund. population bi du man maay wax baax na wala baaxul mais population bi ñooy apprécier. ki ko yoroon ba pare nag moom très sincèrement bu ñëwaat di ko laaj. non man dina ma jaaxal. mais gars yi nee nañ ki ko yor déjà ak ki ko yoroon moom am na lu mu leen ëppale. dooma laaj lan la. waaw moom laa bëgg a xam moo tax. mooy expérience. parce que booy seet ñi ko yoragul yaakaar naa ne kenn demagu ci woon élection waaw gars yi nee nañ est-ce que duñu leen nax ni jàpp ni rek amu leen expérience bu ngeen demee ci terrain bi est-ce que duñu leen nax ci wàllu expérience. non yaakaar naa ñun romb nañu ñoom fu ñu naxee ci expérience. parce que nag rampe nañ de. dañoo topp seen ginnaaw peut-être am na du ci ñàkk benn yoo xam ne nii. ay galgal quoi seen expérience des na mais dama ne la gëm naa ne groupe yi ma fi gis ban nit ñoo xam ne am nañ expérience bu ñu mën a demee gars yi ci terrain bi. waaw loolu moom lu wóor la expérience moom du loolu la ñuy naxe nag. gars yi nañ Thiénaba Gare gëmuñu Babacar Ndiaye. waaw li ci kanam rawul ay bët. li ci kanam rawul ay bët. mais amoo ci xalaat yow loolu da nga ci wax. non mooy li ci kanam rawul bët kañ mooy am naa ci xalaat mooy li ci kanam rawul ay bët man je pense que doomu Thiénaba Gare la. Thiénaba Gare buñ ne Thiénaba Gare gëmuñu Babacar Ndiaye loolu moo tax ma ne li ci kanam rawul ay bët. beneen bi aussi Ablaye Diaw. waaw Ablaye Diaw Serigne Gueye Khadim Gueye.
Touba Gueye dëkk boo doon lim dëkk yi am électorat Touba Gueye ci la bokk foofu jaxasoo na de. trop jaxasoo na trop mais liggéey rek ku ci nekk liggéeyal rek. li nga fa war am di nga ko fa am. parce que nag muy Xaadim doomu gox bi la liggéey moo ko yëkkati. muy Serigne doomu gox bi la liggéey moo ko yëkkati muy Ablaye Diaw doomu gox bi la liggéey moo ko yëkkati. léegi waa Touba Gueye ñu ne dëkk Touba Gueye ñooy voté foofu mais ñoom xam nañ ñoom ay nit lañu ay borom xel lañu. ñoom ñooñu bu ñu xoolee dinañ xam kañu yaakaar nag parce que yaakaar la nit mën nga ko yaakaar sax fekk la nga yaakaar ci moom nekkul. bu ñoom dinañ xool kañu yaakaar ne moo ëpp njëriñ ci askan wi xanaa dinañ ànd ak moom. loolu la rek. tey coalition bi di ànd liggéeyal suñu gox te nga jiite ko tey buy dem ci nit ñi di campagne ban programme la leen di tëral wala programme bi ficelé guñ ko. non si ficelé nañ ko. waaw xam nga njàmme dañu nekk ci compétition. waaw du ma toog fii di dévaler. ah non mais foog. waaw non di nga ma déglu rek. du ma toog fii di dévaler suma programme à 100%. mais pour te rassurer jàppal ne secteurs yi yëpp. yi ma la limal fii ci début bi am nañ ci programme yu fiable yoo xam ne yu leer en tout cas li wér moom li wér te wér mooy gëm naa ne mouvement Wallu Askan Wi ci coalition bii mu demee. bis bu jëlee commune bii bu campagne juraatee du campagne. waaw mais yéen da ngeen koy ay wax rek ngeen koy waxee noonu quoi. déedéet doo ay wax déggoo maa la. mais da nga ñuy wax ni ma ni secteur bi bëgg nañu fay def nangam secteur bi au moins sax boo ñu mënta wax. li ma la mën a ñamal daal mooy sa genre gi. waaw privé bi. waaw ñoom nañ jàpp ne bis bu Wallu Askan Wi jëlee commune bi. waaw ñoom seen avancement taxaw na. ñan ci. secteur privé bi. secteur privé bi mooy ñan. mooy ñii. da nga ne ma yéen quoi yéen damaa bëgg nga tudd yéen ñun ñoo ñan. mooy entrepreneur yi. waaw ce genre yi di liggéey yi ngeen defal seen bopp. Thiénaba TV. waaw mais commune bi da ngeen war di appuyer bu baax a baax bien que xam ne mu ngi leen di appuyer mais dama ne la. ñun fii bu ñu fi ñëwee. lépp ci doomu Thiénaba lay dellu. lépp nag. lépp loo fi gis muy luy génne koom. ci doomu Thiénaba lay dellu. waaw mais attends Thiénaba TV nee nga yéen bu ngay ñëwee seen coalition bi di ngeen ñu appuyer. donte xam nga ñu ngi ñuy appuyer. kon ci côté boobu ñoom ñu ngi ci góorgóorlu côté appuyer privé bi nga demee noonu. c'est que di nga jàmmee bëgg jël maire bi. waaw lu tax nag ñu xarab ñi fi nekk à 100%. waaw gis nga nit lu mu tële. waaw dina am lu mu def. waaw lu mu tële nag dina am lu mu def ñun mouvement bi sax dañoo doxewul noonu. waaw ñun dañu gëm ne képp ku ñëw da ngay def selon sa compétence. selon sa mën-mën fi mu yem. bu ko yàlla jeexalee kii ñëw def li mu mën et cetera parce que nag kenn bañul def peut-être kii day mën a def lii du mën la le kee ñëw mën ko def ko. tey bu ñu la waxoon secteur bi nga xamee ni wala secteur yi nga xamee ni moo gën a metti Babacar ak ñi mu àndal ci commune bi maanaam fi gën a ñàng tey loolu loo ñuy wax yan secteur lay nekk boobaa. secteur yi gën a ñàng. waaw maanaam li nga xam ne moo la gën a metti ci secteur lan moo doxul ba ngeen ni ki fi nekk na fi jóge. waaw non li limal ma ci kel xam naa peut-être. bon waaw damay ñëw. benn wala ñaar wala ñett quoi. ban bi may njëkk rek mooy santé. volet santé. santé dafa nekk lu sensible ci jamono. volet santé dama ne la volet la boo xam ne nii commune bi daf ci war a jël dugal loxoom ba paj mi yomb. faj moo sonal nit ñi. faj nit ñi boo wérul mënoo def dara kon volet santé commune bi daf ci war a xuus bu baax a baax gis nañ ci ay manquement yu dul jeex jar nag comité yi ñu ngi may dégg comité de santé yi ñu ngi may dégg. comité de santé yi ñooy daanaka ñooy demal seen bopp. alors que commune bi war na ci compétence transférée la kon jàpp nañ ne commune yi war nañ mën a dugal seen loxo bu baax ci volet santé. éducation noonu. waaw éducation aussi noonu. commune bi nee na ñoom amuñu moyen parce que ñi yor commune bi wala ñi ko mas a yor ñoom ñëpp loolu la ñu wax. mooy moyen amul impôt amul n'est-ce pas amul benn côté boo xam ni xaalis dafa jógee di jëm maire lu dul ay subvention de l'État yu demee noonu quoi tey kon boo taxawee par rapport maîtrise boobu nga am yow nga xam loolu ba pare ni moo fi yoree changement dina am war nañoo def lii santé wala da nga am leneen loo xam lu nekk ci suuf loo xam ne effectivement loo xam ni ñun xamuñu ko. non ñëpp xam nañ ko sax xanaa kay ñeme ko ak bañ ko wax comme lan. dama ne ku yoroon mbir ba ñàkk ko di ko laajaat. du ma laaj mais du ma laaj loo xam ne mënu ma faa liggéey. lu amul intérêt lu amul intérêt mu xam naa ne bu ma ko yoree amul koom bu ma fa liggéeyee. lu ma ciy laaj da ngay jaxase sa bopp ak say mbokk te doo liggéey kon lu may laaj c'est parce que xam naa ne su ma fa demee am na lu fa nekk lu ma mën a liggéeyee. muy benn beneen bi. dama ne dégg nañ fi tout récemment su ay problème mu recette su xaalis bu bari bu génn Thiénaba. fan.
ci carrière yeeg yooyu dégg nga ko fi. carrière de sable. mais citoyen nga comme man carrière de sable yaa ngi fi woon. non man déggum man naa bañ a dégg de. déggoo kon dégg ko tey. dégg nga fi tout récemment recette ñuy lim ay millions yoo xam ne nii am na ay manquement la bien que kenn situé wuñu kenn joxuñu. da ngeen cee def ay investigation en tant que homme politique. non dañ ci def ay investigation parce que ñoom ñi ñu dénk. ñoo ci def ay investigation. waaw ñoom ñoo taxawal benn comité bi dem saytu ko. bi ko ak bi génnee bi problème bi coow lu jógee dañoo taxawal benn comité ci commune bi pour mu dem saytu lii ñuy wax ndax am na wala amul maanaam lii ñu génne ndax am na wala amul. ñu dem saytu ko ñëpp mu am firnde yu leer ne lii am na jalgati dama ne la pour waxal la ne. Thiénaba am na lu mu yoree boppam. Thiénaba am na lu mu namee nag ba nit fekk ko fi di ko jàppale. somme boobu ñu wax ne ba ñu commission boobu bañ ko taxawalee natt ko. ci fukki fan ak benn boo mënee génne million ak fukki junni. ci ab gox bu ñu ne amul dara. non loolu man dina ma jaaxal te loolu man ma jàpp ne. ku fi mën a nekk maire ku fi mën a nekk maire nag. boo ko saytoo ni nga ko war a saytoo. non lu mu dee dina am lu ñu mën a teg baaraam ne lii commune bi moo ko fi def. carrière bi donc nga ma tuddal de. waaw non loolu mooy déggoon naa dañ ne Thiénaba amul dara. waaw te pourtant carrière bi moo ëpp boo déggee ma ciblé ko moo fi nekk li nga xam ne moo ëpp lu muy gën a recette. mais am na yeneen ñuy génne ay recette ci commune bi. comme état civil mu ngi fi. état civil. waaw te gars yi kenn waxu ci de. kenn tudd ko mais état civil li muy génne ci xaalis martétali. demal defar fa extrait. état civil. demal defar fa extrait wala nga defar fa résidence wala nga def fa mariage wala leneen. doo fay. da ngay fay waaw. ana xaalis boobu commune bee ko moom. ci suba rek lijjanti naa fa benn extrait. commune bee ko 200 laa fay. mais 200 yooyu est-ce que mën naa def dara. stationnement yi kan moo koy fay dañu koy fay. maanaam. camion yi taxaw di romb ak stationnement yi romb ni dañ koy fay Thiénaba. waaw. commencé nag Thiénaba am na ay yaa ngi fi gis ay nu mu tuddati ay station yu commencé ak yeneen. ñoom dañuy fay. dañoo war a fay de xam dañuy fay wóoru mais dañoo war a fay. mënoo ne ci commune di jariñu te commune bi du ci jariñu mënta nekk. kon man dama jàpp ne. Thiénaba amul lépp. mais am na lu mu mën a nabe laa ba ndimbal fekk ko ci. am na lu mu mën a nam na ba nga wuti ay partenaires ñu ñëw renforcer. mais Thiénaba ñàkkul lu mu demee. waaw Thiénaba commune Thiénaba Seck nekk ci biir commune bi ab xalif général am fi muy le seul xalif général au niveau du département Babacar Ndiaye bu jëloon mairie bi ban cohabitation lay am par rapport ak xilaafa gi par rapport ak Thiénaba Seck ni mu bindoo. waaw Ndiame jërëjëf Ndiame je pense que loolu. laaj ma ko takki ne ma la man yàlla moo ma natoo leen sama papa li ko dëj Thiénaba fii sëñ Ibrahima Seck la histoire laa lay wax nag waaw man maay taawam góor gi Njaga Njaay man maay taawam sama papa moo ma ne en 69 biñ ma fi jëlee di ko yóbbu nootoo bi ko sëñ Ibrahima Seck bi mu ñëwee di ko ñaanal dafa def lu garaaw maanaam lim ko mayoon ci parcelle waaw daf ko yokkal ne ko yaa ngi dem yaa ngi dikk mooy fee mu dëkk maanaam ci kanam lañ amoon waaw sëñ Ibrahima di ko ñaanal may ko ci ginnaaw ne ko yaa ngi dem yaa ngi dikk 69 ba 82 paa bi ñëwaat fii donc vision la loolu benn la ci kon man je pense que Thiénaba Seck moom fi laa dëkk man Thiénaba laa dëkk kon yaakaar naa ne loolu ma góor gi nettali moo ne ci man ba man ittey Thiénaba man sama itte la Thiénaba moom itteem sama itte la kon dama yaakaar ne bu dara dul dara sax même bu ma yorul benn responsabilité lépp ku fi mën a nekk rek yaay sama kilifa xalifa bu fi mës a nekk sama kilifa dëgg la kon nag je pense que bu ñu yàlla womatee ba ñu jël commune bi jàppal ne doomu Thiénaba ko yor taalibe Thiénaba ko yor. ndeysaan mu nekk lu am solo kon loolu mooy kàddu yi Babacar Ndiaye ñu ngi delluwaat rek jaajëfal ñi nga xam ne tamit ñoom saa su nekk rek ñu ngi ñuy béggee di def seen i commentaires à travers YouTube bi di ko seetaan en direct ku ci mel ni Mame Lay Faye depuis Port-Gentil au Gabon ñu ngi koy defal clin d'œil suñu xarit la ak Ibrahima Seck ñu gën koo xam ci Ibou Kodou Seck moom doomu Thiénaba la waaye mu ngi foofu ci Gabon am ak ñoom ay relation yoo xam ne relation yu rafet la Mor Diaw
suñu waa ji Diaw ñu ngi lay ziar moom tamit saa su nekk rek daf ñuy encouragé ci li nga xam ni mooy émission bi Gora Gueye suñu rak moom tamit fu mu mën di nekk ci biir Thiénaba ak ci bitib Thiénaba émission 45 minutes bi du ko raw ndax moom tamit Thiénaba da koo ñor lool Omar Ndaw moom mooy représentant des Sénégalais en Mauritanie à Nouakchott surtout moom tamit suñu xarit la saa su nekk daf ñuy woo di contribuer di rafetlu li nga xam ni moom mooy émission bi waaye yaa ngi koy tudd léegi sëñ Ibrahima Seck ci loolu la ñuy ziare sëriñ Jibrilu Seck di xalifaam moom tamit émission yi passé bi mu ñu gisee dam ñoo song wane ni mu ngi koy seetaan te loolu nag booy def dara ci dëkk say kilifa di ko apprécier loolu dañ lay encouragé bàyyi ji bi ñu ngi lay ziar bu baax di la béggee di la ñaanal yàlla na yàlla yàggal la fi te wéral la ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Babacar campagne baa ngi ñëw de te campagne ay moyens la laaj wax naa la sàng ne la am na ku nekk ci seen suuf n'est-ce pas campagne moyen la laaj de laaj na oto yu baax laaj na parce que 2 semaines lay durer laaj na lu bari laaj na est-ce que pare ngeen si pare nañ bu yàgg Moussa parce que ku amul campagne bu baax tamit mënoo dem élection am élection bu baax de wallaay pare nañu waaw pare nañu bu yàgg waaw dama ne la côté boobu ñu ngi ci sant yàlla bu baax ku ñeme rek dañ laa dee maanaam ku fi ñeme dañ laa dee kon mooy la mu wax quoi am na nekk suuf mënu ñàkk njàmme waaw léegi loolu mën na koon accepté bu yàgg non maanaam non xam nga loolu bañu ma ko bañu ma ne nit nag buñ la jàppalewul doo est-ce que Alpha Sarr nekkul sa ginnaaw yow lañ may lay jiin de njàmme daal lañ may wax njàmme daal lañ may wax moo ne sa ginnaaw doy na waar waaw doy na waar côté boobu moom njàmme waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax en tout cas yàlla ñu fi yàlla bàyyi ñëpp ñu fekke ko mais li wér te wér mooy mouvement Wallu Askan Wi dina dem élection dina dem campagne incha allah te ñu ngi may dégg nag xam ne parce que bu campagne commencé gul maa ngi dem ci àll bi chaque jour ma dem tey jii bu ma fi jógee ci àll bi laa jëm am na maanaam ñu ngi ci catu émission bi ndax 45 minutes lañ wax te 45 minutes daanaka parce que nag yàlla daa def sa émission tey dañuy bëri rek dugg ci émission bi daanañ am 10 minutes yoo xam ne dañuy nekk fi di waxtaan présentation yu demee noonu mais tey moom da ñoo ko yombalal xam naa ni Djibi Dieng moom dina kontaan ndax moom commentaire am mooy Baye Ndiame mun ma 45 bi neex na lool mais présentation bi dafay jël temps bu bari waaw loolu tamit ay correction la yu ñu def di wax rek yéen a moom émission bi li ngeen ci gis rek lu ñu war a réparer ñu def ko mais yombalal nga ma ko yow tey quoi Babacar dernier message bi ngay jël di ko sànni sa téléspectateurs yi ak aussi say militants laay wax say militants ak ñi nga xam ni ay pro Babacar lañ waaw pro Babacar lañ waaw campagne waale tuuti quoi ñun campagne yi tuuti sax di nga ma baal sax ma dolli ci sama adversaire yi waaw parce que ñun ñëpp ay doomi Thiénaba lañu kon daal politique bu set ngay woote yow politique bu set wicc dama ne la kañ lii moom sama slogan la kenn du dégg ma wax nit lu ñaaw du ma wax nit lu ma xamul dinaa politique wax sama programme talal nit ñi ko suñu ma joxee ma sant buñ ma joxul ma sant parce que loolu la ñu yare fii Thiénaba la war nañu mën a politique boo xam ne politique bu mucc ayib la du ñu xastante kenn parce que nag koo fi xas mën na la xas te loolu sax du wàllu jullit kon loolu dama ciy profité rek di lancer message sama adversaire yi ñu ñëpp doomi Thiénaba lañu lenn moo ñuy dajale après intérêt Thiénaba dëgg la ak ku mën a gagné après dañuy retrouver wu ñun ñëpp même bu ñëpp liggéeyul ci maire bi ku ci nekk di nga nekk si ruq di am looy liggéeyal Thiénaba dëgg la kon nañ jàpp ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di taal loxo nag suma militant yëpp di leen solliciter di leen gërëm nag parce que nag vraiment metti na mais macha allah ay jàmbaar lañu di gërëm ñi ma àndal ci mouvement bi di liggéey guddeeg bëccëg mooy maa ngi la ko wax léegi man la su ma jógee fii léegi ñu ngi dem zone nord ak feneen kon ñooñu aussi amal naa leen ngërëm mais daal sama soppee ñu xam ne Babacar daal engagé wu na ak le mouvement Wallu Askan Wi demee ci coalition ànd liggéey suñu gox pour laaj daagaat baatu askan wi kon may ñaan ñëpp képp ku ko ci dégg te mu arrangé la nga fateel ma parce que nag benn objectif rek laa am ñëw changé xar kanamu Thiénaba dooma campagne yàgg na Moussa campagne ma la wax yaa ma formé macha allah ci climat boobu lañ doon waxtaanee man ak Babacar Ndiaye ci kii seetaan tamit ma wax ni ñoo defandoo primaire waaw keroog Baye Saliou Diagne wax na ko fii ci jataay bi ni ñoo bokkoon benn école primaire ñoo jàngandoo daanaka jaar-jaar yu bari ñoo ko bokk mais nii laa ko xamee depuis bi ñu nekkee xale mu nit koo xam nit ku pacifique la comme ni muy wootee ñu pacifique jëmale ko ci politique bi noonu la mel waaye yàlla na yàlla defal
defal ndam commune bu Thiénaba loolu rek moom mooy l'essentiel. am nañu nag ñu naan politiciens yi maanaam opposition bi tasaaroo bi ñu tasaaroo arrangé wul politiciens yi am ñu naan arrangé na population bi ndax lu tax mooy muy conseil bu mécanique moom dootu amati mooy par mouvement bu nekk dina indi ay conseils ñu daje pour l'intérêt de Thiénaba loolu la ci Thiénaba am intérêt loolu la ci liste yu bari aussi amee intérêt jëmee ko ci population bi waaye Thiénaba TV mu ngi jaajëfal képp koo xam ni de près ou de loin dafay contribuer rek jàpp ci li nga xam ni moom mooy liggéey bi ngir mu jëm kanam donc ñu ngi jaajëfal ñëpp ñuy def commentaire ci suuf di leen jaajëfal di leen bégee macha allah ci loolu nag ci turu équipe bu 45 minutes chrono waaye ci turu équipe bu Thiénaba TV jóge ci directeur général Alpha Ibrahima Sarr ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi sëñ Babacar yaakaar naa ni mën nañu joxante rendez-vous nag beneen yoon. incha allah buntu baa ngi ni ubbeeku na tëjuwul pour kenn koo xam ne war naa mën a ñëw fii jàkkaarloo ñu waxtaan luy njariñu askan wi. kon ñu ngi lay jaajëfal yow tamit. jërëjëf ci wuy si bi ñu wuy si nangoo ñëw toog ak ñun. fii nag moom nii la li ma doon wax rek mooy woowuñu fi kenn pour toroxal ko wala woowuñu fi kenn dañuy woote rek pour ñu jàkkaarloo waxtaan loo xam ni kii seetaan lu mu dee na ci jële benn njariñ wala ñaari njariñ donc loolu moom mooy objectif bi jaajëfal téléspectateurs yi ñu ngi àndoon ak Pape Serigne Sarr di bébé caméraman ci caméra yi waaye soxna Mami Diallo assisté na ko macha allah ak Alpha Ibrahima Sarr ci technique bi Moussa Ndiame Gueye moo àndoon ak yéen ci 45 minutes chrono kon beneen dimanche bu 21h jotee ak beneen invité 45 minutes chrono di émission buy dalal ay politiciens ay kilifa diine ay leader di amee fii ci Thiénaba TV émission boobu la ki leen koy defal mooy Moussa Ndiambe Gueye da ngeen ko xaar chaque dimanche bu 21h jotee fii ci Thiénaba TV